monsieur Mbaye Thierno Mbaye nekk professeur philo ci lycée Mame Thierno Ibrahima Mbacké donc moom it ñu def ko ñu jox ko mu intervenir après ñu jàll ci. cité suñu xarit Cheikhouna di wax ne teewlu nañ waxtaan bi li nga ci wax am na solo bari na point yoo xam ne duñu ci dellu siwaat ndax lu ci bari wax nga ko tey nag dañu waxoon ne nañ waxtaanee jafe-jafe xëyu ndaw ñi Cheikhouna wax na kan mooy ndaw en général boo amee fukki at ak juróom ba ngay am fanweeri at ak juróom foofu la ñuy waxee ne yow ndaw nga donc comme définir loolu dañuy ñëw nag ci xëyu ndaw ñi ak jafe-jafe ndax est-ce que ñun xam nañ lan mooy xëy mooy lan xëy bu fekkee xëy rek tout simplement nit ki bu xëyee tool xëy na su xëyee ci butigam xëy na su dee chauffeur la mu xëy yor otoom xëy na ainsi de suite ainsi donc xëy moom bari na te am na léegi kay kon buñ nee jafe-jafe xëy dafa am ab xeetu xëy boo xam ne fa la jafe-jafe ba nekk te xeetu xëy boobu nag dama jàpp ne mooy xëy bi nga xam ni ndaw bi da koo bëgg xëy na bu weer deewee ñu fay ko un salaire moo xam ci état la koy am wala ci secteur privé la koy am mais bu dee secteur informel foofu xëy am na te xëy bari na mais est-ce que ndaw ñi bëgg nañ xëy boobu c'est ça le vrai problème est-ce que ndaw ñi ngi wut xëy boobu loolu tam jafe-jafe la maintenant nag buñ jëlee xëy bi jafe nga xam ne mooy xëy ci bureau bu am climatiseur sol ay costume bu weer dee ñu fay la xaalis ngay dawal oto di voyager xëy boobu nag moom moo am problème au Sénégal ñetti mbir jàpp naa xëy na ëpp na ko ñoo ko waral bokk na ci li tax xëy boobu jafe mooy réew mu ndóol la maanaam koom-koomu Sénégal dañu ne pays pauvre très endetté la xam nga réew nag bu fekkee koom-koomu pauvreté la am fa xëy boobu xëyu bureau wala xëyu entreprise bu mag mën na jafe ba ca des problème mu information day am na fu ay liggéey yooyu ñu bëgg am na fu mu am mais information bi maanaam disponible maanaam du fépp fu liggéey yooyu am ndaw ñëpp danañ ci am accès danañ ci jot ndax dem nañ ba par exemple booy wut liggéey boobu dañ naan la soo déposé jox ma numéro wala ñu woo la ne la demal bërëb sàngam ne diw sàngam moo ma yabal kon kooku bu fekkee yow amoo li ñuy wax bras long nga xam ne moo lay yabal fa liggéey ba nekk wala mooy tax boo déposé joxe ticket kooku liggéey boobu mën na jafe donc xëy boobu mën na jafe ba ca ñetteel nag mooy formation xam nga nit aussi bu fekkee dañu soxla expert comptable du ñëpp ko mën a doon donc loo jàng boo ñëwee ba agsi te fekk expert comptable lañ soxla mënuñu la jël bu fekkee da nga ñëw ci bërëb ñu soxla par exemple un chargé de suivi wala ko xam ne suivi évaluation lay def soo jàngul loolu mënuñu la ko jox donc kon formation bi aussi day nekkaat problème ginnaaw bi nga jàngee ba pare est-ce que li nga jàng méngoo naag liggéey bi nga xam ne moom la ñuy joxe pour nga mën ci jot am na nag problème boo xam ne ci jeunes yi la nekk est-ce que jeunes yi ñu ngi liggéey damay joxe anecdote bu ndaw dama mës a wax sama ay xarit ma leen politiciens yi ñoom ñoo ëpp chance ci
Sénégal politiciens yi da ngay dëkk ci dëkk waa dëkk bépp di ñaan yàlla diw mu nekk ministre xool leen loolu ak nit ci dëkk ku xëy wala dëkk bépp bu ñu xëyee di ñaan yàlla mu nekk ministre ndax ñëpp jàpp nañ ne bu nekkee ministre ñoom ci lay seen affaire di baax donc loolu dafa tax bari na ñu amul xëy te la leen ko xañ mooy wuti wuñu ko aussi wuti wuñ ko parce que liggéey aussi wala xëy dañ koy wuti ndax toog di ñaanal yàlla nit pour mu nekk dara pour yow nga doon dara loolu bu fekkee ne yàlla dogalul ñaan googu nécessairement mën ngay toog éternellement di xaar liggéey te doo ko am ça c'est un kooku mën na nekk ministre bu fekkee junniy nit ñoo doon ñaan pour mu nekk ministre est-ce que dina am possibilité wutal liggéey junniy nit loolu aussi dafay nekkaat jafe-jafe ci liggéey bi nga xam ne ndaw ñi dañu ko bëgg beneen mooy ndaw ñi dañuy xeeb liggéey xam nga soo jàngee ba am master 2 da nga yaakaar dañ naan la cadre nga léegi da ngay jàpp ne cadre moom kon liggéey bu mag a mag a mag la war a am te li nga xam ne moo leer mooy li ñuy wax carrière da ngay tàmbalee fu tuuti ngay dox di dox ba keroog ngay àgg ci kaw mais fii bari na ndaw ñoo xam ne te am nañ ci exemple jox nañ leen liggéey ñu xeeb ko wala gis nañ ay bunti liggéey xeeb ko donc malheureusement nag liggéey ba ñuy bëgg da du nekk liggéey boo xam ne da ngay xëy jot ci da ngay jaar ci yoon di def ndànk-ndànk ba keroog sa carrière di lay indi ci liggéey bu mag boobu nga xam ne da nga bëgg loolu aussi dafa nekk jafe-jafe boo xam ne moo tax ndaw ñu aussi di am énormément de difficulté pour mën a am liggéey la ca des te vrai c'est un vrai problème mooy Sénégal dañuy dul am politique publique d'emploi loolu du sax ndaw ñi rek mais Sénégal amul politique boo xam ne lenn rek moo ko tax a jóg mooy di saytu liggéey ñaata nit ñoo am liggéey ci weer wi ñaata nit ñoo ñàkk seen liggéey ca weer wee loolu boo ko xaymaa ci ñu doon wut liggéey ñaata la instrument yooyu amut Sénégal politique bi amut instrument de mesure yi amut fii li ëpp li ñuy def populisme politique la populisme mooy créer ay tour agence ANER ANPJ nangam dugal fa ay nit mais di nga dem ba foofa di wut liggéey gis ne ña nga doon xaar ci ñoom liggéey comprendre wuñu sax ñoom la tax ñu teg leen foofu en réalité parce que man dama ci am certitude am nay temps daanaa wut liggéey comme ni ko jeunes yu bari bëgg dama bëggoon am bureau Dakar ñu dem FNPJ demoon beneen bi ci Bourga bi la nekkoon boobu temps Ablaye Wade la foo xamu nu mu tënti mais bu ñu ñëwee di wax ak ñoom liñ njëkk am ñun comme sentiment mooy ñi ñuy waxal xamuñu sax réellement ñoom la tax ñu toog foofu nga xam ne pratiquement organisation yooyu wala kuréel yooyu dañ ko defar pour dugal fa ay nit mais defaruñ ko pour faciliter liggéey léegi nag loolu ban li tax tey jii ñu toog parce que thème bii ñuy wax thème d'actualité la président de la République du Sénégal sax développé na ay concept ñu tudde ko xëyu ndaw ñi ñu nabat nañu baral jox ndaw ñi xëy mais lu tax ñu poser problème bi tey ak fii nii tey comme si problème bi mi ngi doog a am donc man sentiment ma ci am mooy bu ñu deful ndànk la daan dal ndaw ñi da leen di dalaat créer slogan bu rëy mais que ci biir du am efficacité bi nga xam ne moom la war a am pour que ndaw ñi mën a am liggéey yoo xam ne dina leen téye te dina leen mën a permettre ñu réaliser seen avenir ak seen ëllëg maintenant nag lu tax ñu war a sonn ci wut xëy lu tax ñu war a sonn ci wut xëy ndax
dañu ne le travail anoblit nit ki anoblir mooy nit ki dara ji bu mu nar a am wala sac bi mu war a am wala dignité bu mu war a am ci société am liggéey kese moo ko koy may doomu aadama bu dul liggéey dana bari ci dignitéem ak ci darajaam loo xam ne mën na sooxe ndax li koy waral mooy day am soxlaam yoo xam ne du ko mën a faj te nit ki bu mënul faj soxlaam soo moytuwul soit dana ñaan wala dana toppe wala en tout cas socialement dana am problème boo xam ne da koy tënk moo tax nit ñi war a sonn ci wut liggéey ba pare état yi war a créer les conditions maintenant pour ñu ma am liggéey maintenant bu ñu jëlee tey jii le contexte actuel du Sénégal ci wàllu liggéey wax nañ bërki démb ni de 2012 à aujourd'hui 500 000 emplois lañ créé maanaam 500 000 mooy juróomi téeméeri junni liggéey mais est-ce que loolu maanaam xayma nañ ko ci wàllu ñaata nit ñoo doon laaj liggéey parce que c'est important parce que nit ñi war ngay xam ñaata nit ñooy laaj liggéey su ko defee soo joxee nangami nit ñu mën a natt yow sa ngóora est-ce que li nga joxe ci liggéey bu ñu ko xaymaa ci li doon laaj liggéey ndax jar na ko par rapport nag ak ressources yi ñu la jox par rapport ak moyens yi la jox Sénégal tey jii budget national bi day dem ba ci ñeenti junni milliards 4000 milliards muy loo xam ne réew mépp a ko bokk sénégalais yépp ñoo ko moom donc su fekkee ne en 9 ans juróomi millions yi sénégalais ñoo bëggoon liggéey nga jox juróomi téeméer 500 000 mooy juróomi téeméeri junni loolu 10% la maanaam bu dee juróomi millions ñoo bëggoon liggéey nga jox 500 000 téeméer yoo jël yow fukk yi ñoom nga jox liggéey léegi nag ñu xool ndax loolu dana tax ndaw ñi am liggéey bu gaaw wala ndax du tax ndaw ñi am liggéey bu gaaw donc fi may tëjee wala parce que déjà Cheikhouna wax na lu ci ëpp mooy que ne bari na ndaw ñu amul liggéey mais ci ñoom la ñaar fukki junni ak ñaar ngay am su école tëjee duñ la fay mais man xeebu ma woon loolu dama dem ba ay relaaw di fa def loolu def naa ay relaaw def naa juróomi at ba bi ma génne situation par ñaari at nga koy def doog a ñëw nag maintenant dugg comme contractuel di def carrière moo tax ñu doon wax ne jeunesse bi am na ñu amul xëy parce que nañu bëgg a xëy bi moo jafe dañu bëgg a xëy rek lépp sotti mais nit ki dafa war a nangu tàmbali fu ndaw di dox ndànk-ndànk di jéem a établir benn plan de carrière su ko defee yàlla mën na ko suturaal mën na dem ba am lu bari wala sori mais nag liggéey néew na yàlla nag moo xam mais lu nit di toog di ko xaar ba pare liggéey mu ñëw mu fekk ko foofu mu toog donc liggéey aussi ndaw ñi dañ ko war a wut ndaw ñi dañu war a dem vers l'information jéem a xam fi liggéey am jéem a xam ban yoon ngay jaar ba pare bañ a xeeb su ko defee loolu mën na la dimbali nga am ci loo jàpp soo jàppee dara ba pare nag tàmbali nag commencer di gis peut-être en grand wala di jéem a xool nooy def pour yéegal sa carrière donc vraiment réew mi situation bi am na loo xam ne moo tax liggéey jafe mais am na loo xam ne aussi ci jeunes yi la parce que ñoom seen bopp ni ñuy wute liggéey ak liggéey yi ñu bëgg aussi xëy na mën na nekk jafe-jafe bi nga xam ne moom moo indi problème bi donc vraiment maa ngi yam foofu parce que lu ci ëpp Cheikhouna wax na ko ñuy sant ñëpp di leen gërëm wasalaam.